si sunu kër ci kër gi la maison mooy Bambou. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi dafa doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. Macky Sall ndax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu man def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon. kon loolu day wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ana ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai c'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement waaw ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di mercredi le 29 décembre 2021 ñu ànd ak mbégte bu rëy di dellusiwaat fii ci seen émission 10 jours di leen fas yéene faram-fàcce les faits saillants de l'actualité nationale et internationale di nuyu sénégalais yépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di ko tàmbalee ak ñi dëkk ak ñun mu nekk fii ci Amérique di nuyu aussi ñi nekk Europe ñi nekk Afrique ca Sénégal surtout avec l'implantation de notre nouveau studio foofu ca Kaolack di nuyu waa Kaolack yépp
di leen sargal di leen tatagal di leen baalu àq di nuyu équipe bi nekk foofu yëpp tàmbale ko ci Eli Ibrahim Ka ak ñi mu àndal di nuyu sénégalais yi fépp fu ñu mën a nekk kilifa diine yi kilifa aada yi mag ak ndaw góor ak jigéen di leen baalu àq nag loolu daa bokk ci sunu nuyoo saa yu ñuy def émission war nañu leen baalu àq ndax des fois nit dégg loo xamante ne amul chance tontu parce que dafa féete ci côté haut-parleur yi ñu féete ci côté micro yi donc ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax tout au long de l'année cette année finissante nga xamante ne ñàkkul am nañu ci seen xol tàng am na ñu bëggoon a wax te waxuñu am na ñu kale woon ay invité ba dernière minute ñu jaxase programme bi jëluñu leen ñu mere ñu ñoo ñëpp ñu ngi leen di baalu àq suñu xel mu ngi dem ci yéen di ñaanal aussi ñi nga xamante ne dañ doon ànd ak ñun te ñu yëg ne génn nañu àdduna bokk na ci njaay PA yi bi nga xamante ne générique bii jokkalante Macky Sall ak Ablaye Wade moo ko defar moo defar wax ji ñun ñu boole ko ak tëgg bi boole ko def ko muy sunu générique yàlla na ko sunu borom xare àjjana ak képp koo xamante ne xame nañu wala ñàkk nañoo xame nga génn àdduna ci at mii ak at yi nu weesu yàlla na leen sunu borom yërëm moom mi borom yërmande te sàmm seen njaboot di aussi remercier ñëpp ñi nga xamante ne dañu ñu doon jàppale moo xam conseil la moo xam outil la moo xam seen temps la ñooñu ñëpp moo xam lu mu mën a doon ci jàppale di ñu boole ak ay nit ñu leen di invité mais aussi bu ñu defee erreur ñu rectifier ñu wala ñu wax ne bu ngeen ko defee woon nii wala nii wala nii yooyu yëpp ay nii la waaye yëpp li ko tax a jóg rek mooy fexe ba affaire yi baax ñooñu ñëpp ñu ngi leen di remercier wax dëgg yàlla mënuñu leen fay parce que dañoo jël seen temps réfléchir ci sa concept pour mën la wax nan la ñu yaakaar ne noonu nga war a defee ñu doon ay écrivain doon ay artiste doon ay waykat doon ay cinéaste doon ay technicien de l'information bokk na ci sax ay journaliste ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant may remercier aussi Ahmadou Diop l'infatigable Ahmadou Diop xam nga man toog naa fi daanaka ñetti at defuma émission Ahmadou Diop moom macha allah mosut a arrêté di def émission am c'est un vrai militant di gërëm soxna Rama ci ànd bi mu ànd ak ñun même bu fekkee ne weer yi nu génn ñëwul ndax yaram wu sutante ñu ñaanal ko yàlla may ko wér di gërëm aussi ñi nga xamante ne ñooy def émission di nu ko yónnee ku mel ni Omar Diallo Diop moom mënuloo ko gërëm te gërëmuloo aussi le grand intellectuel Amadou Sy Diop di gërëm sama secrétaire ak ñeneen xam naa nag dugg naa ci lim boo limee rek da ngay juum ndeysaan di gërëm Aljuma Ka aussi def na fi ay émission Halpulaar Ndeer Suldu Baaba mooy sama professeur nag ci Halpulaar xam nga nag Halpulaar dafa bokk ci làkk yi ma bëgg a dégg ma ko bëgg a dégg nag waaw mais yombul de ni ma doon jàngee russe doon ko jàngee arabe nga xam ne mooy ñaari làkk yi nga xamante ne dama koy liir waaye mënuma comprendre li may liir waaw moo dama koy liir mais mënuma comprendre li may liir noonu jàngee ko italien mu yomb lool di ko wax di ko bind ak espagnol di ko wax di ko bind ak anglais bii alpulaar jafe na de bëggoon naa ko mën nag donc maa ngi gërëm sama halpulaar sama professeur halpulaar ndeysaan
jàngal na ma lu bare ma ci gën a mokkal nag mooy naka lañ koy waxee sax maa ngi koy fàtte de xalpulaar daal bëgg naa ko dégg waaw pour ñi nga xamee ne ay xalpulaar lañ parce que man am naa deretu xalpulaar waaw bëgg naa ko dégg daal pour ñi ko dégg buñ ma wooyee di wax ak man ñu làkk quoi waaw incha allah maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp xam naa dama dugg ci lim bi war a juum war a fàtte waaye xel mi mën naa fàtte ci moment bi waaye xol bi fàttewul donc yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm démb nag dama béral parce que dafa nekkoon bis bu spécial ci man mënuma ko woon boole ak def émission moo tax ma préféré jël sama heure bi ma doon defee émission ma teg ci alxuraan ak teg ci waxtaan wu rafet témoignage bu rafet bu ñuy def jëmale ko sunu sëriñ muy sëñ Saaliwu Mbàkke Xaadim Rasul moo tax ma jël sama heure bi jël ay témoignage ci moom ndax yàlla moo ñu dimbali ñu xame ak moom jëflante ak moom te boobu ay gone yu tuuti lañu daanaka xàmmewuñu dara bu ñu demee ba xam lu bari ci lislaam jege bu ñu ko jege ak gis ni mu ragalee yàlla ñu ciy góorgóorlu moo ñu ci yóbbu ñuy sant sunu borom bu baax bi ñu boolee ci échantillon yooyu nga xamante ne maanaam fréquenté nañu ko waaw bari na tey ñu bari ñoo xamante ne riirandoo bi moo leen ci dugal am na ñu ko ci mosta gis waaye sopp nañ ko xëy na sax seen baay yi la ñu gisoon mbëggeel bi ñu am ñoom it mu yóbbu leen ci am na ci ñu fekkeek moom jamono te mosuñu koo gis dañ koo sopp rek amuñu sens donc yow bu la yàlla dimbalee nga jege ko te am na ñeneen ñu ko gën a jege ñu jaxasoo ak ñoom ñu demoon tarbiyu ji ma am ci ay xarit yu bari waaw waaye ñi nga xamante ne doon nañ ko fréquenté di denc moom te boobu doonul xalif ñooñu ñi ci ëpp xamante nañu ndax man yàlla dafa ma mayoon chance ma bokk ci doonoon xale lool macha allah bokkoon ci benn daara joo xam ne dañ ko doon wax Touba HLM ñu daan fekk sëñ Saaliw ca got lagan ndooka njibi njël ñaaru njàpp ndal njurul ak yeneeni daara yi amoon na yu bari luñ ci xam daal léegi dañ koo xaw a sax fàtte waaw ci région bu ne ba ñuy woote Xelkom bu njëkk ba nga xam ne def nañ fa 30 jours ànd ko ak Cheikh Béthio Thioune ku baax ku gore ku bëgg sëñ Saaliw ku bëgg borom Touba kuy wut liggéey di ko xencu saa su ne ñu koy ànd ak moom te boobu sëñ Saaliw doonagul sax xalif doonu ko li may wax nii ay année 85 86 87 88 89 ndax 90 la li xew-xew ñëpp màbbandoo moo tax ñi nga xamante ne xam nañu dëgg li ñuy gën a dugal ci seen li ñuy gën a yëngatu mooy jaamu yàlla ragal yàlla ndax loolu rek la sëñ Saaliw mos a woote xumbaay bi nag mën naa riirandoo tamay dugg ceeg sabar yi ak yeneen waaye yooyu bokkul ak yu muy woote de yooyu bokkul ak yoon yi de xiin yooyu du jib fi mu nekk de foofu jaamu yàlla ak sellal ndax nee na lu dul lislaam aw ma si defar aw ma si yàq l'islam bi yëpp waaw di recevoir kuy jullit ak ku dul jullit bëgg jàmm rek xew ndax yërmande gu mu am si nit ñi donc képp koo xamante ne ci jamono ji nga xamante ne ku wax rek sëñ Saaliw moo xew ñëpp dañuy wax taalibe sëñ Saaliw lañu waaye dañu fexe jëfe li mu bëgg de bañ kenn du ko boole ak ay caaxaan
ku koy woote di ko boole ay caaxaan c'est parce que comprendre loo dara ñëpp a ngi woote nag ne dañ ko bëgg waaye boo wootee ne dañ ko bëgg ñi koy woote ñëpp ne dañ koo bëgg dañ koo sopp war nañoo xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax a baax ba bañ a gaañ keneen ndax ni mu baree ci réew mi ni mu baree ci réew mi war nañoo bañ a gaañ kon beneen taalibeem ndax kon bari nañu ñii wan ne dañ ko sopp yëpp man de du bëgguma tooñ ku sopp sëñ Saaliw man de bëgguma tooñ taalibe sëñ Saaliw man de bëgguma tooñ sax ab jullit waxantuma la ak ab murit donc loolu yëpp ay jàngat la affaire bi warul doon folklore am na ñu ko daan def folklore am na ñoo xam ne ba tey bàyyiwuñu folklore bi parce que da leen a jig dañ cee gis seeni intérêt waaw léegi nag réew mi fi ñu ci toll noonu ak cofeel gi ñu am ci moom ak li mu doon woote képp koo xamante ne da ngay askanale sa bopp ci moom war ngaa seetee nan ngay gën a rafetale jëmale ko ci jullit ñi ndax moom dane woon ku dul yàlla ëpp ma yërmande ci nit ñi waaw kon képp koo xam ne fa nga bokk sama jàngal ci loolu lay doon sama témoignage man ci loolu lay doon man du ma def témoignage ay kéemaan ak maa ci xam lu bari ak maa ci dund man sama bopp sax benn laa ci waaye dañoo toll jamono joo xamante ne mbirum jinnelu ak dëmmulu dafa toll ci extrême boo xamante ne doo ci encourager nit ñi dañu war a encourager nit ñi ci acte bi ci pratique waaw mooy ci rafetal ci jubal ak def lu baax loolu la ñu war a encourager wante waaye kéemaan yeeg sañ-sañ yi ku ci nekk na nga ko dund rek te santeeku ndax positivement rek la jariñ waaye li gën a rëy mooy ñu xam ne dañoo war a rafetal te jëf te l'islam kenn waru la cee mën waaw boo ne da ngaa sopp sëñ Saaliw l'islam kenn waru la see mën ci jaamu yàlla nag mais pas di génn ay kéemaan defe na yow mën nga cee toll foo xam ne jaamu yàlla da nga koy weesu daal yeggul foofu di jiiñante ay malaakaak ay yu kenn xamul waaw yooyu moom faawuñu dindi ko ndax moom boo ko fekkaan toog ba ñu nodd bu day bëreet lay jugee bëreet du sax jugu mag malgré son âge du sax jugu mag bëreet lay jubal ca jumaa ja ca këram waaw ñi bëgg a julli dugg topp ko ñi mënut a dugg fi muy dugg wiiri ci ginnaaw këram am na yoon woo xamante ne dafa am barrière bu lay séparer ak moom fi muy jiitee nga jullee foofu waaw man julli naa fa waxtu yëpp daanaka mu jiite ma ko wax dëgg yàlla am naa tawfeex boobu mais nag loolu lu nga ciy jàngat mooy loolu mënoo cee jàngat sañ-sañ boo xamante ne da ngay defe ne jaamu yàlla wàcc na la di nettali ay xiisa rek ay histoire ay phénomène ba defe ne yegg nga ci yàlla foo xamante ne yooyu wàcc na la déedéet ab jaam rek la ñuy doon waaw man de loolu laa si jàng li sëñ Saaliw li daraja di ji rëy yëpp bu waxtu julli jotee mu xam ne ab jaamu yàlla la daf ko war a jëfe daf ko war a manifester à la minute à la seconde mu wane ko loolu lañ ciy jàng malgré maqaama mu rëy mi donc ñun ñi nga xamante ne demuñu ñu jàngal ñu l'islam tarbi wuñ ñu ci daara ji jàngalu ñu lenn doo gis kenn koo xamante ne sëñ Saaliw yar na ko mu koy jiiñ leneen li nga xam ne booy town yi moom lañ koy jiiñ doo ko gis mukk waaw loolu tamit ci lu ma seetlu la ñi mu yar leen ci l'islam dañuy ragal yàlla lool xam ne malgré maqaamam bu rëy wi duñu ko jiiñ li ko waa Dakar yi di jiiñ booy town yi nga xam ne la facilité la ñuy seet xam nga sunu dëkk yi dañoo bëri ñoo xam ne la facilité la ñuy seet mooy le moindre mal devant une situation donnée il ne cherche que le moindre effort li gën a yomb rek waaye nag bu dee ci lu ñuy fay ñooy ëppale ci li ñuy fay moo tax lépp la ñuy exagérer affaire bi du noonu
di dem di toog ak sa sëriñ di seet di xool ci ay ci toogin bi lan nga ciy créer kéemaan booy nettali après quoi yooyu baaxul dañu doon ay jaamu yàlla rek tey setal tey sellal nag sellal bi aka am njariñ waaw loolu daal laa doon fàttali ñi nga xamante ne ñëpp léegi nag fu toll nii jamonoy sëñ Saaliw moo xew ñëpp moom la ñuy wane la ñuy manifester waaye nañu roy yërmande bi waaye bu ñu yoroon yërmande bi rek kenn du gaañ sa morom kenn du gaañ sa morom ku ne sëñ Saaliw rek li nga war a njëkk a roy mooy yërmande gi ak ragal yàlla gi buñ ko defoon rek réew genn wàllu réew mi day neex parce que man ñi ma dégg ñëpp ñuy manifester wu seen attachement ci moom ak seen jege ko kenn warul ñooñu waruñoo lor kenn ndax kooku boroom yërmande la waaw nee na bu yàlla jàllee kenn ëpp ma yërmande nañ koy sóoraale waay loolu am na njariñ de nañu koy sóor loolu murit yëpp a ko war a waxtaane ñëpp a ko war a waxtaane témoignage yi du ay kéemaan kese de sëñ bi pratique bi la ñu war a focus aussi waaw ma koy fàttali sama bopp di ko fàttali ñëpp rek démb mënuma ko woon wax moo tax ma ubbee ko sama nuyoo presse bi nag tey boo ko xoolee li ñu gën a focus mooy ci mbirum emploi yi nga xamante ne dafay yokk ba jéggi dayoo ci réew mi xam naa nag jaaxal na Macky Sall de jaaxal na quoi parce que semaine passée bind nañu ci waaye dellu si waat nañ ci di ci wax dellu si waat nañ ci di ci wax ndax nombre bi maanaam ni mu doublé presque dafa doublé entre 2012 ak 2021 depuis mois d'avril rek ba mois de décembre bii nag presque yokkaat na yeneeni presque 7000 yu ci tegu ay recrutement ci agent du gouvernement man nag dama bokk si ñi nga xam ne dama jàpp ne loolu dafa tuuti man jàpp naa ko parce que nag réew mënuñu cee dund ñu lay wax ne am nañu ay or bu ñuy génne Sabadola mooy le secteur extractif ñu def rapport ne génne na 185 milliards en 2020 ñoom loolu la ñu bind ba pare ñu lay wax naan la nombre d'agents yi nga xamante ne moom la état bi recruter dañ ko war a bàyyi mu nekk 400 et quelque xam nga loolu tam dafa tuuti man pour man état bi war naa am agent de l'état ñi ñuy recruter te ñu bokk ci fonction publique man jàpp naa ci normalement lu gënoon a tuuti dañu waroon wax ay 2 millions quoi 2 millions wax dëgg yàlla nag quoi dañu waroon wax ay 2 millions mais naka la ñuy waxee ne dañoo nekk une population de 15 millions xam nga man bokkuma ci ñi nga xamante ne chaque année rek ñu yokk benn million di fàtte le taux de mortalité ak invasion bi nga xamante ne ñi dëkk ci pays CEDEAO yi ñu ngi koy ñëw biir Sénégal ñu leen di compter waale di yokk rek te ñooñu duñu ay sénégalais ñu ay sénégalais chaque année ma dégg ay journalistes sans ñu def sax benn census mais ci bopp sénégalais bi chaque jour rek ñu yokk quoi ay daaw géej da nga leen doon dégg ñuy wax ay 15 millions te boobu xoolal yegguñu woon sax ay 13 millions léegi nag ñoom dañuy yokk rek nee nañ boo déggee tey li ñuy waxee ñëpp dañ naan ay 17 millions kan moo leen wax ne ay 17 millions lan dafa guñu benn recensement buy wane ne 17 millions lanu ñuy yokk rek même bu ñu dee 17 millions ñu naan la moins benn million lañu amul sax ci ay nit ñu employé état bi employé nga xam ne loolu tuuti na léegi nag bu gouvernement bi ñëwee di kaas xam nga bu ñu kaasee ba journaliste yi jot si bind ci ay article di ñu informer politiciens yi nag wax dëgg yàlla ñoom ñooy def loolu parce que wax naa ci keroog semaine bi ñu njëkkee bind ci article bi wax naa ci politiciens yi ñi ànd ak ñoom dañ leen di dig emploi buñ leen tegee ci benn secteur tamit dañ leen di employé gouvernement bi yëg ko ak mu bañ ko yëg
dinañ leen fay salaire dañ ko def parce que engagement la bu ñu am léegi nag mënuñu la fal 2012 ñu dem ba 2021 ñu ñëw naan la ay am nañu nangam ci ay kii nga bëgg ko kaas di ci xulo alors que am na benn rapport bi génn bi waa ITIE bind dégg nga ñoom nee nañu réew mi dafa am ay milliards yoo xamante ne ñii ñuy exploiter ñoom ñoo koy gagné waaye mu am benn misère boo xam ne travailleurs yi ñoom ci la ñu nekk waaw ñoom loolu la ñu wax nee nañ ci secteur bi rek secteur bi nga xam ne ci la ñuy exploiter mines yi am nañ 9409 personnes yoo xam ne dañ leen ci employé waaye li nga xamante ne moo ma gën a conforté ci li ma daan wax moo di dañu ne sur une population minière artisanale de 31 000 personnes 60% sont des étrangers loolu waxtaanoon nañ ko fi waxoon naa leen ko fi de dama am sama benn xaritu camerounais bu may wax ne ma dafa am benn cousin am boo xamante ne dañ ko recruter mu ngi dem Sénégal di liggéey ci mbirum mines yi ak ci mbirum pétrole bi ak gaz mu ne ma camerounais yu bëri fu mu toll nii Sénégal la ñuy dem xam nga ñoom dañ cee yàgg liggéey sans nga compter nigérians yi ñi nga xam ne seen dëkk yi amoon nañu loolu ba noppi dañuy am yeneen débouché dañuy wax ne dañuy dem parce que ñoom am nañu expérience ñun amaguñu expérience li ñu waroon def kay mooy ubbi ay école yoo xam ne dañuy former nit ñi ci mbirum gaz ak pétrole bu ko defee ñun ñu doon majorité mais une population minière boo xam ne 60% ñi ñu fa employé ay étranger lañu léegi nag ñun kon naka la ñuy maanaam mbirum chômage bi naka lañ koy résoudre te ñun suñu dëkk moo doon base bi nga xamante ne fa la waa Gambie yi di jóge di ñëw waa Mali yi waa Mauritanie pour que ñoom ñu jël gaal gi ne dañuy dem bitim réew wuti liggéey sunu réew lañ koy tàmbalee parce que ñun ñoo yore gaal yi nekk ci booru géej gi nga ubbi nga jox ay contrat ay entreprise étrangère ñu ñëw di employer 60% étranger yow nga ne ñi nga xamante ne yow bi ngay def campagne ñoom seen village yi nga demoon di leen dig changement naka nga mën a implanter une entreprise étrangère ba pare tëb ñooñu ñeneen ñëw di dem mais ñooñu am nga da nga leen a war a former tu es dans l'obligation de trouver des écoles de formation en la matière bu dee mbirum pétrole la bu dee mbirum mine la am na ñoo xamante ne sax mën nañ cee ñàkk xam-xam waaye am nañu doole ndax ñi ëpp ci ñun kat nekk bitim réew fii suñu doole rek la ñu soxla suñu doole rek la ñuy utiliser wala ñu defar machine boo xam ne yow da ngay bës bouton rek muy tourner dàll bi xam man ba ma nekkee Italie liggéeyoon naa ci benn entreprise boo xam ne dàll lañ fay defaree dàll mais li ma doon gën a sonal mooy taxawaay bi taxaw ba sa tànk yi neew yi sa ndigg yi di metti waaw mais doo def dara lu dul bës bouton rek dàll bi tourner col bi këpp waaw bu demee ci beneen waa ji jël dàll bi ak col bi taqale leen mu dem ci keneen kooku ñëw fexe ba ñu ajuster ko mu dugal ko ci benn machine bi taf ko ba mu gën a dëgër mu génnaat ci keneen kooku vérifier su baaxulee mu génne ko ci chaîne bi teg ko ci benn kees mooy dañ koy defaraat loolu liggéeyu doole la tubaab yi loolu rek la nuy doye liggéey yi nga xam ne machine mënu ko def mais ñun amaguñu technologie boobu li ci ëpp ay travaux manuels la léegi nag au lieu que ñu seet ñun naka la ñuy jëlee gars yi liggéey ci man leer na ma ni 40% yi ñuy wax ne ñun la ñu jël ñuy liggéey ci extraction minière bi ñi ci ëpp seen doole la ñuy utiliser duñu ay ingénieur waaw am naa ci yaakaar lool ne duñu ay ingénieur mais nag
réew yëpp di seet naka la ñuy jiitalee seeni doom first employé leen first ñun nag ñuy jël ay étranger ñuy ñëw di liggéey suñu dëkk yi te ñun suñu gaay bu ñu demee seen dëkk yi gis nga dëkku CEDEAO yooyu ngay gis nii sénégalais yi laaj leen bu ñu demee foofu ndax danañ liggéey ci yu demee noonu gaay yi ay jaay la ñuy def ay jaay waaw ñi ëpp ci ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ay Gabon ak ay Côte d'Ivoire soit dañuy nekk ay tailleur wala ñuy def affaire bijouterie yi ngay gis nii yooyu la ñuy def ñu dem di leen jël ñu leen liggéey ci seen liggéey yu mag yi ñun nag ñu naan ñooy pays de la teranga ku ñëw rek ñu ne waa acca xajal leen ko mu dugg loolu baax na dañ ñu xajal xam nga loolu sax langage bu doy waar la boo nekkee bitim réew di ko wax waaw mais nag gars yi tamit mayuñu ñu gars yi mayuñu ñu dañu koo ñaq dañoo ñëw dem jàngi ji waaw ñu ci ëpp dañoo dem jàng ji dañ leen a teg ci benn circuit pour que ñu doon de bons citoyens ñu leen di doog a jàppale jox leen ay kii gars yi ñëwuñu rek ne oui yes ay non déedéet waaw ñun tamit ku ñëw ci sunu réew waroon nañoo seet circuit boo xamante ne dañu koy étudier ay sociologue étudier ko ay psychologue étudier ko waaw techniciens yi nga xamante ne ci mbirum gestion des ressources humaines la ñu nekk ñu boole leen ñu toog waxtaan ku fi ñëw te dëkkoo fi ñu jaaral la circuit boo xamante ne boo ci génnee tu deviens un bon sénégalais un bon africain sunu culture yi nga respecté ko respecté sunu croyance religieuse respecté sunu société ni muy dundee respecté sunu doom yi respecté sunu jabar yi mais doo ñëw di jaay ay affaire di jàpp sunu doom yi di leen def ay musiba rek parce que da nga am alal wala di fen di sax ay mbirum góor jigéen yooyu parce que pauvreté extrême bi moo tax gars yi recrutement góor jigéen yi gaaw tamit te yomb ma xamal leen ko góor yi di wëngalu yëpp gars yi dañ leen di dafa am luñ leen di jox parce que góor jigéen yi alal la lay jaay te li mu la koy njëkk a jaayee day xam ne yow da nga pauvre dañ la koy defloo sax te doo nekk góor jigéen waaw dañ lay xool rek nga yore une viande naturelle physique boo xamante ne c'est naturel doon innocent amuloo dara xamuloo dara it ndax dañuy fàtte ne 55% de sunu population bi ay analphabète lañu waaw ñuy joué ci loolu nag nga xam ne da ngay xaw a complexé shy naka la ñuy waxee shy ci français maanaam bëri kersa doo xool nit ci biir bët xam nga sénégalais buy wax ak yow du xool yow ci biir bët bu ko defee ñoom dañ lay gën a ñeme fooy waxee sax dañuy def ne da ngay fen parce que dañuy ànd ak yar ak teggin moo tax ñu neex a agressé dañuy fekk suñu réew ba pare defaat ñu yeneen jaam moo tax suñu politiciens yi il faut ñu am koo xamante ne day xam le prototype sénégalais mais am yéene protéger ko il faut ñu seet benn yoon woo xamante ne ni suñu réew mi dañ koy protéger waaye jàngal gars yi jox leen liggéey wala fii ku fi gën a rëy làmmiñ rek ñu tracer la un destin présidentiel parce que li ñu xam mooy ñun duñu wax dañuy muñ rek yàllaa ñu ko teg waaw yàllaa ko dogal yàlla mi ko fi andi dina ko fi jëlee te gars yi ñeme ñu léegi nag ñu ngi kaas di wax ne dañoo doubler recrutement yi ñu ngi ciy kaas rapport boobu bi génn nee na aussi que ni secteur hydrocarbure bi ñoom daanaka seen contribution moom daanaka du dara waaw contribuer wuñu dara ci xaalis même bu fekkee ne secteur extractif bi dugal na 185 milliards waaw léegi secteur bi nga xam ne c'est le secteur des hydrocarbures moom daanaka dugalul dara ay miettes la dugal waaw xam nga gars yi bu ñuy doog a signé bu ñu amee ay découverte signé ak ay contrat ak ay pays étrangers yi dañuy defe ne ñoom dañu war a yalwaan gars yi quoi yow boo yoree loo xam ne nit ñi moom la ñu soxla yow yaa war a tiitaru yaa war a fëgg ci table bi barki démb semaine passée la ñu def ci titre bi ne loo xam ne Ablaye Wade da koo signé woon ci mbirum autoroute à péage bi ñu ciy am 1000 francs par at Macky Sall nee na rediscuter nañu contrat yi
ba nañ ci am xaw ma 800 millions ba tey des na suuf si ñoo ko moom waaw da nga ñëw di exploiter kay ñun 50-50 la ñu war a commencer 50-50 wala naka la ñuy def ba ñu am 60-40 ñun ñu am 60% nga am 40 ndax d'habitude benn nit moo koy mooma benn nit mooy moom entreprise boobu ñëw nañu dama leen di tabaxal tali mais tali bi nekkul ci kaw air bi ci sunu suuf la nekk matériel yi ngay jënd yëpp bu ñu demee Chine ñu defaral la ko dañoo ñàkk volonté politique rek mais ay autoroute à péage yi nii gars yi mën électronique bi ci nekk yëpp mën ngeen ko dem defarlu Chine mu coûter leen moindre coût yàlla xam na ko am na sénégalais yu ciy liggéey en France am na sax xëy na du ñàkk ñoo xam ne ñu ngi ci bord de décision bi fi ñuy jëlee décision yi am na lu ñu ci xam ngeen jëli leen nit dafay utiliser sa diaspora waaw maa ngi déggoon benn exposé bu italien yi doon def ni nga xamante ne seeni diaspora la diaspora italienne noonu la def ba secourir l'Italie jàppale leen ci industrialisation bi ñooñu ñëpp wax naa ko fi Amérique la ñuy jóge Angleterre la ñuy jóge italien moo dàq émigré ku yàlla bind waaw ni sénégalais di def tey di dem fu ne ñoom noonu la ñuy def Europe foo dem ña nga fa seen sant yi fépp nga koy gis ba ci Amérique bii ñu nekk nii fépp la ñu doon dem am fa ay doom ndax ñoom ay famille nombreuse la ñuy yore mais mbooloo mi dem dellu si dugal ay industrie ci année 90 yi laajal ña la doon wax dañuy dem Italie comme village mais ci temps record la ñu defaraat réew ma ba fu mu toll nii xoolal ñëpp dafay dem immigré ji ah da ngay basé wu ci sa diaspora ngir defar lu baax mais ay benn tubaab lañ lay indi présenté ko benn waay rek mu ne mën naa leen defal ay autoroute mën naa leen defar lii ak lii kooku ñëw ñu signé contrat moom muy gagné loo xam ne état bi du ko gagné état dafa ëmb une population un territoire des millions de personnes am yaakaar ci moom ci ndox mi ci air bu sell bi ci tali bu yaatu bi ci sécurité réew mi ci seeni géej ndax ñu mën a am ay jën ay entreprise étrangère ñëw signé contrat di napp ci géej gi loo xam ne un pays entier du ko mën a am contrat yooyu dañu war a résilier yëpp commencé rediscuter waat lépp waaw ne leen nag commencé ko nag ne leen xoolal lii ci sunu suuf la nekk 50-50 waaw foofu la ñuy commencé mais ay contrat yoo xam ne bu ñu paree ñaan la ay 10% nga am pourquoi benn entreprise te gis nga entreprise yooyu état mooy laqatu ci seen ginnaaw un état étranger nag laa lay wax de waxuma la état réew mi yi ëpp ci yooyu bu ñu amee alal boobu bu dee France la ñu jóge gouvernement France moo ciy ëpp parce que gouvernement France du ñëw di yónni ay ministre ñuy ñëw di def loolu ay entrepreneur la ñu lay yónni ñu signé ak yéen ay contrat defal leen ay affaires yoo xam ne dañu naan sax ci coopération lay jaar waaye ñoom li ñuy wut mooy alal ma dellu tuuti rappeler leen xanaa xamoo mbirum jàngal nañ ñu ko école mbirum colonisation yi commencé nii wut ay marché rek lañ ci jublu ak wut matière première loolu rek lañ ci jublu ci la ñu ñëwee di nax sunu maam yi di leen jox ay seetoog di leen jox ay fital sunu maam yi daan xeex ak ay xeej wala ñuy dóorante ay blon di mbëkkante ba saawaay daanu nga xoj ko ne dee na ñu ñëw jox la benn fital nga naan bum gaay di daanu ñuy ñëw di jël sunu ay affaire di yóbbu bi ñu demee ba mu neex leen nag dañu ñëw jël ko par force occuper leen comme que ñam nañu neex na ñu ne lii ñuy négocier de buñ koy négocier du ñu am lu ñu bëgg te pourtant armes yi ñu doon jox xoolal ñun ñoo ci doon rey sunu bopp ay jël ay armes jox ko Alburi muy rey keneen jox Maba Jaxu muy reyanteeg waa Buur Siin Kumba Ndoofeen waaw ku ci nekk di rey sa morom ci armes yi ñuy jox ñuy tubaab yi di jox moo tax boo basé woo ci histoire rek da ngay gis li xew ci réew yi lépp mu ngi ñun noonu lañ ñu mos a jaxase moo tax boo gisee tey réew yi di xiirewante
Côte d'Ivoire di concurrence ak Sénégal ak yu demee noonu c'est les petits royaumes li doon xew ci petits royaumes yi doon reyante moom moo am ba tey léegi dañoo dem ba même dans le sein d'un même état ñuy jaxase opposition bi ak pouvoir bi di tiitale pouvoir bi opposition bi waaw nga xam ne léegi kii jiite réew mi day ñi muy gën a bàyyi xel mooy étranger pour ñu défendre ko pour opposition bi bañ a am doole di leen daaneel nga xam ne da ngeen di doon ennemi seeni biir seen propre réew ngeen doon ay ennemi loolu yëpp lii moo xewoon démb du ma historien nag waaye li ma leen di wax nii bu leen xulli ay bët xam ngeen ko da ngeen ko bañ a xalaat rek wala ñiy wooyee seen bopp historien bañ koo nettali wala bañ koo interpréter mais loolu rek a xew ne la boo defulee lii ñun lii la ñu soxla boo ko defulee ñu jàppale opposants yi ñu dem élection bu ko defee dañuy tëj robinet yi réew mi ñàkk mburu gaa yi tëb njaayeen yi tëb te ceeb bi yokk ko gaa yi yuuxu ñu ne la di gis nga de ceeb bi yokk na importation bi la ñuy téye benn bato du ñëw ndax ñun amuñu ay bato état pauvre la ñu yore ñoom seen recette yëpp mooy denc ay cash waaw ñaan caisse noire bu ko defee opposition bi tëb gars yi tëb ñu commencé manifester nga ne maa ngi bëgg a ñàkk sama pouvoir xaaral ma négocier waa kaay leen ñu jox leen contrat yi kaay leen ñëw leen ngeen jël yóbbu moo tax état yuy soucier wu seen intérêt réew la toujours à la recherche de la richesse toujours à la recherche de la richesse et des débouchés ci la ñu nekk moom la Amérique di def moom la France di def moom la Angleterre di def ñun nag bu ñu nekkee pouvoir ak opposition au lieu ñu seet naka la ñuy juboo nekk benn sax xam nga jar na sax nga raamal sa opposition pour que nga jël qualité yi fa nekk ñoom it ñu comprendre que ni affaire bi intérêt national la du naa fi toog rek boo fi toogee tamit liñ doon defal ma sàmba lañ lay defloo yow te di nga ko def ndax da ngay mujj après yow say concurrent say compétition ñoom ngay mujj considérer comme des ennemis xoolal haine bi nga xam ne moom la pouvoir ak opposition di développer xool leen rek di jiiñante ay dëmm Ablaye Wade nee na waa kër ñoom Macky Sall ay dëmm lañu ci affaire politique ñu ciy tëj ay nit ay kaso yàq seen vie ñu génn yore ay feebar yoo xam ne dootuñu wérati te ñun ñëpp ñoo bokk même gaal bi ñu toog de vrais cons je te le dis di waxante lu bon ñii di saagante ay ndey ñi naan sa yow doomu biiral nga sa yaay nangam sangam di génn ay histoire nit yoo xam ne concerné wul nation bi te ñun kat ñoo bokk ennemi mais sunu ennemi daf ñuy jaxase ba nga xamante ne à la fin ñun ñooy contrôler leen wante quoi tey boo xamoon haine bi am diggante Macky Sall ak Sonko wala ak ñeneen ñi xam nga ñoom ñaar fu mu toll ñoom la ñuy defar sax ay dualité quoi te mënoon nañoo bañ a bokk sax catégorie bu mbir mi jaaroon yoon waaw mais xoolal ni ñu jaxasee rek voilà loolu léegi condition yooyu naka ngay liggéeyee yow da ngay nekk ci pouvoir bi ba pare xoolal di contrôler sa opposition defe ne dañu la bëgg parce que dañu la bëgg a remplacer quoi doo nangoo liggéey ak ñoom waaw moo tax tubaab yi nand nañu de nañu ko doon defee rek ma rappeler leen ko nañu ko defoon daan defee sunu maam yi nga xam ne dans un même pays la ñuy jaxase ay royaume di leen jox ay fital ñuy reyante dem ba di ko def entre deux royaumes africains noonu lañ ñu koy defee tey su Côte d'Ivoire amee kakaawam ne du ma ko jaay benn pays kii moo tax sunu ay UMOA yi dafa tey taxaw ay yëfu caaxaan rek la ay yëfu caaxaan la parce que président boo xamante ne da nga nekk ci pouvoir bi defuloo démocratie ñoom duñu la wax dëgg coup d'état rek la ñuy wax parce que dañuy bañ ku leen coup d'état dañ koy bañ a encourager moo tax réew mu am coup d'état comme Mali ak Guinée yi ñu leen di isoler quoi parce que ñoom dañoo tiit benn chef la ñu am mooy Occident waaw duñu nangoo waxante dëgg seen biir ku ci doon caaxaan dañu war a teg ay sanctions parce que loolu la leen Amérique di def Amérique c'est ñoom ñooy les gendarmes du monde waaw say réew moom defuloo fa lii te loolu lu bëri li koy lal ay affaire intérêt la oui faaw nga ne yes léegi nag ñun ole ñu bu ñu créé UEMOA wala kii nu mu tudd ECOWAS
CEDEAO ah au lieu ñuy waxante dëgg yow sa waa dëkk yi keroog dafa amoon manifestation nga ne du fi amee mais gars yi dañuy bind gars yi boo leen boolee CEDEAO sax si la ñuy gën a kontaan parce que tubaab yi dañoo sonn ci complainte yi dañ cee sonn dañ daan bàyyi gars yi ñuy dem ba ay France di fa manifester quoi imaginez un problème du Sénégal nga dem di ko manifester wu métropole moo lay wan ne amuñu indépendance ñoom nag bu ñu sonnee la ñu leen pousser ñu créer ay jurisprudence africaine ci biir CEDEAO gars yi di dem foofu di bind gis nga boo leen di defal ay complainte nga da nga leen di traduire devant la cour de la CEDEAO gars yi président yi dañu lay reetaan quoi dañu lay reetaan parce que xam nañ ña fa ne ku ci nekk sa réew yaa ngi fay def loo xamante ne doxul dañ lay reetaan nga boolewuloo nag Washington sax moo leen doon gën a tiital waaw ñu toog di leen seetaan rek waaye boo nee coup d'état ñu xam ne mën naa am Ghana mën naa am Côte d'Ivoire mën naa am Sénégal ñoom ñëppay jug ci saa si lu ñu doon def dañu koy bàyyi waaw ay détournement la ñuy wax au trésor ay milliards fu mu toll ni doo mos a xam fu mu mujjee dañuy dem ba mu yàgg rek kenn dootu ci waxati kenn du xam fu muy mujjee ndax boo demee ba ci biir dañu koo politiquer waaw dañu koy politiquer xam nga dépense politique yi dafa metti te bari ñi ñu war a corrompre ci rang yi dañoo bari ñi ñu war a corrompre ci sëriñ si dañoo bari bu ko defee bu réew mi di yëngatu rek sëriñ si ñëw génn ne dañ leen di wax ngeen noppi waaw dañ leen di wax ne leen noppi leen ngeen noppi waaw te fekk ñoom seen part jot nañ ko bu yàgg waaw jot nañ ko ci ay màggal ak ay gàmmu ak ay soirée religieuse waaw moo tax léegi ñi nga xamante ne ñoo fa doon jiite ñëpp dañuy dem bu mujj sax créer benn dugg ci parti au pouvoir quoi daa leen ko fi doon wax nee naa leen marabu yi man li ma mos a gis mooy marabu boo xam ne da nga contre pouvoir bi quoi bu ñu génnee ba def sorti pouvoir bi ñëw rek ñu juboo waaw bu ñu génnee def sorti pouvoir bi dellu si rek ñu juboo man nag seen sañ-sañ bi ñu wax ne am nañu ko ci doole politique man dama doon yaakaar ñu def ko ci benn opposant yàgg naa leen ko wax fekk ku ñëpp àndal mu am doole am militaire yi am armée am ñëpp ñu koy garder am alalu réew mi nga contre ko fekk ko amul dara nga gis gëm-gëmam ci réew mi nga ne kii laa àndal votel leen ko bu ko defee boo ne maa ko fal gars yi gëm ko mais gars yi nekk ci pouvoir bi depuis man ba may xàmmee mbirum politique ba léegi ñoom rek laa gis ñuy joxe ay consigne ne leen ànd leen ak ñoom réew mi nag maa ngi dégg démb ñoom Eli Birahim Ka ak soxna Ndeye Marie Dabo di ci waxtaan ak Dansokho ñuy waxtaan ci loo xam ne dafa xew ca Pout Dañe nee nañu dafa am géwél bu fa faatu ndeysaan ñu ne leen suuf si géwél duñ ko fi suul ndax dañuy delloo ginnaaw te il paraît que ay pratique la yu yàgg ci réew mi xam nga réew mi nag dafay am ay gox yoo xamante ne dañ leen di isoler tellement ci fonctionnement réew mi ñoom dañuy nekk ci zone yoo xamante ne du ñu xam sax lu xew ci réew mi ndeysaan waaw léegi nag dañuy dem seen ay tradition bii rek moo feeñ mais xëy na am na feneen foo xam ne ñun xamuñu ko xamuñu ko ñu ne leen géwél boo ko fi suulee day delloo gox bi ginnaaw ba mu indi ay coow lu bari ñu dégg ci waa droit de l'homme yeeg ñu nekk ci rajo yi di ñu tympaniser waaw te nee nañu bi ñu ñëwee woo nañu police woo ñi ñu war a woo ñooñu dem ànd ak ñoom ci tradition boobu ñuy def nga xam ne yooyu yëfu caaxaan la loolu nag war nañ koo régler parce que ba démb ñooñu yi wax ki nga xamante ne yaayam moo faatu mu ngi wax ci rajo yi ne ba léegi nii ñu ngi glacé corps bi xaw ma nag fu mu mujjee waaye loolu police rek waroon na ko mën a régler ndax ñun ñëpp ay citoyen lañu loolu nag lu ñu war a jug la régler problème mu caste yi ñuy lijjanti ci réew mi waaw problème mu caste yi ñu lijjanti ko une bonne fois pour toutes ay ñoo xamante ne dañuy woote seen bopp ay géer ak ay yu kenn xamul te
seen doom bu benn géwél bu am xaalis ñëwee takk ko ñu may ko bu benn tëgg yi sax ñoo leen gën a bien placé ndax yor nañu ay or ak ay affaire bu ñu ñëwee ñu may leen seen doom yi ah wala ñoom sax bu ñu leen noboon ñu dem sëy léegi nag ñooñu la ñuy ñëw léegi ne la xoolal dañ leen bëgg a def ay second class citizen ci réew mi nga xam ne réew mi fu mu toll nii ñaari camp la nekk ñu riis ñi ak ñu pauvre ñun ñëpp ñu bokk ci ñu pauvre ñi nga ne ma yaa ma gën foo ko teg naa man géwél laa ñii di woote ay sëtu buur ak te tekkiwuñu dara ci réew mi ñoom seen maam yi ñu jiite woon ñëpp fu mu toll nii ñoo leen gën a placé ci réew mi ndax ñoo jiite réew mi te bis bu nekk ñu dem ci ministère yi di rangal ay géwél di rangal ay tëgg ak ay ŋaaño ñeeño la ñuy wax ñeeño waaw du noonu la bis bu nekk ñu dem ci ministre ñeeño yi di leen raamal di leen ñaan ñu leen di fajal seeni soxla nga bëgg yow léegi nag yow bu ñu ñëwee nga ne yow yaa leen gën foo ko teg affaire yu caaxaan la parce que des fois boo ko dee xool tubaab yi ni ñu doxalee ak ñun ci yooyu ni ñu doxalee ak ñun ci noonu baax la ndax ñoom bi ñu demee ba rey Lat Joor dañoo dem jëli ji ñi nga xamante ne ñoom la ñu defoon second class citizen ñu jàngloo leen moo tax première élite bi ñu yore ci ay mbirum intellectuel ci catégorie yooyu la ñu jóge ay géwél ay tëgg ay ñeeño ay rabbu ñooñu la ñu yóbboon ci école yi jàngale juste rek pour équilibrer société bi daf ci amoon solo parce que am na ñoo xam ne boo leen bàyyi woon rek ñuy woote ay sang royal ak ay Lat Joor ay sama maan ak Albureek ñoom seen yooyu kon réew mi fu mu toll nii ci affaire yu doy waar lay këpp quoi foofu moom tubaab bi monsieur tubaab il a bien fait waaw bu ñu demee ba nangoo dund société rek nañu dund doon benn quoi ñu bàyyi affaire ethnie yi teg ko fële waaw ñu bàyyi ko di gis seulement le sénégalais te au-delà du sénégalais de voir seulement le noir waaw waaye nag bu mu tee le sénégalais moom bu ko kenn ëppale ci Sénégal ndax ba tey boole wuñu Afrique mu doon benn boo demee Afrique du Sud ñu ngi rey nit ñu ñuul ñi soo demee biir Maghreb ñu ngi lay wooyee africain te ñoom ci biir Afrique la ñu jóge bon Afrique la ñu jóge mais xam nañu seen histoire jóge wuñu sax Afrique dàq leen Europe moo waral ñu populer côté yooyu dañu ko xam nañu régler problème yii di ñu tardel ay affaire ethnie boo demee Europe doo gis yooyu doo ko gis tubaab rek ngay gis ñun ku ñu gis rek ne tubaab libaane yi sax léegi dañ leen di gis naan leen tubaab mu ngi noonu yàlla na nu yàlla musal ci affaire yi nga xamante ne moom moo ñuy kii léegi nag mbirum terre bi gars yi nee nañu voyage gratuit bi ñoon wax du dëgg de waaw gis naa ci ay vidéo de xaw ma nag ndax dëgg la am déet mais nee nañu daal gars yi dañ leen wax ne leen 15 jours xaw ma gratuit Mansour Faye waroon naa yore numéro am woo ko de gars yi nee nañ nag gars yi bu ñu ñëwee duñu dañ leen di fayloo ñu ngi jënd ay ticket de waaw léegi nag loolu waroon nañ ko leeral waaw war nañ ko leeral ndax nañ journal bi bind na ci sax nee na quiproquo sur les voyages gratuits waaw yan voyage moo gratuit te dañ ñëwoon 15 jours ku ci nekk am nga un voyage gratuit un voyage au moins sax ñu may la nga dem fële jaar xool trajet bi man waxoon naa fi message ne leen nañ ko dem consommer seet lu fa xew ñam ci affaire yi gaaw yooyu sax tuuti quoi dañ ci dimbali nag bu fekkee ne c'est gratuit ñu xam ne c'est gratuit voilà complainte bu bëri am na ci mbirum ndox mi waaw nee nañu Sen'Eau vraiment ndox yi nga xamante ne moom man yónnee nañ ma ay vidéo yoo xam ne gars yi nee nañu boo taalee ndox bi day tàkk ñoom nag taaluñu ko mais seeni wax nee nañ essence moo ci nekk dama xamul tuyau ndox lan la doyee ak tuyau essence quoi tuyau ndox war naa mën a sax dajek tuyau essence ci suuf te duñu laalante parce que ndox mi nekkul ñu ci suuf si la jóge de ndox yi ci ay canaux la jóge point A jëm point B
bu génnee ndox mu xonq c'est parce que am na tuyau bu toj suuf si fi mu jaar ndox mi génn am jaxasoo ak suuf su xonq si wala ban bi wala lu mu mën a doon mu àndaat dugg ci canal bi dem ci kër yi loolu rek la war a doon est-ce que am nañu matériel bi koy détecter loolu la ñu war a liggéey mais man yaakaaruma ne Sen'Eau mooy ñëw di jox nit ñi ay hydrocarbures wala di leen jox ay ndoxum douce tuyau bi toj na fenn foo xamante ne fi mu toj dafa jaxasoo ak yeneen ndox mu dellu si waat ci canal bi andil leen ko ci seen biir kër yi loolu la ñu war a déterminer te loolu gouvernement bi da ci war a liggéey ndax ndox mu salte ku koy jox sa population ñuy feebar di dee mais boo ñàkkee population y a plus d'état état amatul état dafa soxla population ak territoire ak autorité bi mu doon au moins ñett yooyu bañ doon jàng science politique de faculté de droit jurisprudence université de Dakar yooyu de la ñu doon définiral mooy état ñett yooyu ñooy dajaloo moo tax état war a entreprendre lépp lu mu mën ses moyens pour que fexe population bi wér ndax ci ñoom lay basé wu ngir am xaalis ñoo ñooy liggéey ñuy fay ay taxes ñoo ñooy jënd kër di la fay ay taxes ñooy créer business di la fay ay taxes mais bu ñu wérulee étranger yi du ñu la fay taxe dañuy nëbb xaalis bi yóbbu ko seen réew ñoom noonu la ñuy def en fait émigré boo gis daf la infiltrer quelque part moo tax nga war a défendre say intérêt boo tax réew yi di défendre seen intérêt bu émigré yi bëree moo tax ñu lay defal circuit pour nga doon un bon citoyen entre guillemets mais perméabilité bi ñuy def nii baaxul ci ñun baaxul ci état bi nañu fexe ba nit ñi di am ndox mu baax waay ak lekk gu baax maa ngi yemale foofu waxtaan wi Sidi Bouya woote nañu ñu déglu ko bu fekkee am na lu mu bëgg a yokk ci waxtaan wi su loolu weesoo rek ñu tàqali ko waaw salaamaaleykum Elimane salaam maa ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi lay fay di nuyu say auditeurs ak auditrices yëpp wallaay di leen baalu ak di leen baalu ak oui bon benn éclaircissement déjà si affaire u terre bi comme que da nga ko mujjee wax waaw man si information bu mu am mooy que affaire bi gratuite la mais dafa am plateforme booy dugg nga réserver wax foo jëm tu comprends nga waaw nga recevoir benn QR code après nga dem foofu ñu inscrire comprendre ñu jox la ticket nga mën a kii quoi mais quand même kenn kiiwul xam nga suñu ne gratuit dañ foog ni da ëppal la rek da ngay ñëw rek dugg non c'est organisé léegi comme yow da nga naan Pikine laa jóge Diamniadio laa jëm nga bind ko si kii bi après di nga recevoir SMS quoi comprendre de confirmation ok loolu day lu baax la waaw noonu la quoi mais quand même bon kenn du la wax ni génn naa ñaar dërëm fay wala kii non loolu de leer na waaw man bon si information yu ma kii loolu laa si gis quoi yow information foo ko jëlee bon Sénégal koo xam ne kenn ku ko xam moo la rendre compte ok c'est bien mais waroon nañoo rendre compte population bi yëpp gars yi xam ko jox leen code bi def ko sax ci télé yi waaw parce que xam nga problème mooy que am na ñoo xam ne dañuy dem ba sur place ñu am surprise comprendre comme man rek nu ma jote woon information boobu naa ni parce que maa ngi wax sama benn xarit na ko xam nga li nga war a def comme que affaire dafa am wifi da nga yóbbaale sa prise de téléphone dem de gaaru Dakar toog branché sa téléphone di def aller retour di am internet free waaw di def tourisme waaw comprendre ne man non c'est que daa am nooy kiiwee quoi wax nga dëgg de bu leen gars yi bàyyi woon loolu la ñuy def de yenn njaayeen yi dañuy dugg toog yendu dañuy yendu ji ci terre bi affaire bi day doon loolu la quoi léegi beneen kii bi yaa ngi doon wax si sëñ Saliou waaw
waaw parce que xam nga njawar comme li nga wax mooy dëgg gis nga kiraama waaw bul tudd tur nag waaye s'il te plaît nag waaw non tudd non man surtout ñu gaañu la non kay man comprendre nga waaw xam nga suñ naan kiraama waaw du question nga ñëw nga jël fii suuf def ko mu nekk or wala mu nekk xaalis wala yu demee noonu kiraama mooy nga jël ku mel ni Sidy Bouya sàggane si lépp nga fexe ba mu nekk koo xam ne day respecté lépp wallaay comprendre que di respecté doomu aadama yi di respecté diggante moom ak boroomam comme ni nga ko waxee sëñ Saliou suñ ne allahu akbar rek mu ne bëri jóg mu wan la ni que moom lépp lu mu mënti nekk priorité bi woote na te kooku amul kenn ku nekk ci kanamam xam nga kooku ngay dund ak moom ngay gis sol si moom di ko roy wallaay su boobaa gaw ma ni di nga dem di tal di snap si ay soirée di ko di tudd turam kooku yow yaa boole sa bopp si moom wante moom boole wala si boppam parce que lépp li ngay def moom loolu yëpp da ka dàq comprendre nga parce que déjà dem ba si àll ba yóbbu fa ay doomu aadama di leen yar tamit di leen jàngal liggéey wallaay comprendre nga parce que xam nga nekk si tool ngay defar tool bi di bay ba affaire yi meññ nga siy dund kon war na ne que nit ki warul yaafus wallaay te loolu si jaamu yàlla bokk wallaay wax nga dëgg li may faral di wax ne yàlla dafa ne aqimu salaata wa aatu zakata na ngeen saxal julli te joxe asaka wallaay asaka nag ku ñàkk du ko joxe asaka il faut nga am loolu mooy wane lan da nga war a liggéey tu vois ba mën a joxe donc ñun suñu nit ñu baax ñi loolu la ñuy roy si ñoom wallaay te loolu foog naa ni nit ku nekk loolu nga leen di bëggee wallaay mooy ñu amoon possibilité mën a am teg àdduna ñu jël àdduna teg ko fële wallaay di xentu seen borom te puis loolu la ñu war a di roy si ñoom parce que finalité du question ko yor ay xaalis bu bëri wala yu demee noonu mais finalité mooy fexe bu jubak sa borom te ñoom wàcc nañ juboo nañ seen borom loolu moo tax tey dëgg la affaire bi yëpp topp leen ñëpp riirandoo wallaay comprendre donc loolu dañ ci sant yàlla et puis ñoom tamit di leen ñaanal yàlla tamit nit ñi tamit di leen ñaanal xam nga tamit gis nga naan cet day topp nit ba bàmmeelam dégg naa ko waaw parce que xam nga parce que ñun suñu nitu yàlla yi ñoom ñu si gën a nekk victime kenn di leen ñaanal waaw te yàlla dañuy ñaan yàlla sax muy julli ci yonent bi ñu koy ñaan waaw mais ñun suñu gars yi duñu leen bëgg a ñaanal non parce que soo leen ñaanal si buye moo lay xool bët na xaay da nga dof waaw te pourtant nag nit ñi suñu delloo seen xel tuuti rek néew bu mu mënti doon wallaay suñ ko tëralee di ko julli ñaan bi du question kii xalifa la woon wala kii sëriñ la woon wala kii taalibe la woon allahumma innahu abduka la ngay wax ñaan bi noonu mooy yàlla kii sa borom la kii sa jaam la sa doomu jaam la te ñaan boobu képp ku gaañu moom lañ lay jàngal gaa yi nañ ñaan donc yàlla nañu yàlla taas si barkeem te yonent bi ñuy ñaan yàlla ne ko yàlla yow ak sa yonent bi julli leen ci sunu sang bu tedd bi allahumma salli ala sayyidina Muhammad di ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saaba yi waaw gars yi ñooñu sëriñ si ñoom dañ naan rek nañu taas ci barkeem parce que dañoo def ne finalité bi àjjana kese la àjjana kese du finalité gars yi baax yi gars yi xeeb nañ ko de xéewal ya fa nekk nga xam ne image amul fu muy yem suñu borom a bëri doole sénégalais nag dafa gaaw a doylu nag loolu day wane sénégalais quoi dañoo gaaw a doylu waaw non mais tamit comme li nga wax rek moyen d'effort parce que ñun toujours rek lu gën a easy rek la ñu tu vois lu gën a easy rek te et puis nag mbir mi nag jëf la dafa ànd ak jëf parce que ku tedd kii su jógee mën a jóge Sénégal dem ba Gabon ñëwaat mu ne leen afawtu puron mooy baal naa ñëpp xam nga loolu njawar loolu njàngal xam nga gis nga njawar xam nga la mooy baal nga jekku ba pare baal wante am na ñoo xam ne baaluñu de dañu ñàkk pexe sama genre yi parce que si di am nga xam ne nga dóor ko mbéj kii ko mu xool la xam ne su la songee nga ne bàyyi naa la ak yàlla bàyyi ko yàlla de sa bopp ngay bëgg kii quoi donc
loolu du gëm quoi koo xam ne yàlla c'est que xam nga nitu yàlla yi xam nga yàlla daa am si benn xadisul qudsi yi bu mu wax mu ne laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafili hatta ahbabtuhu mooy sama jaam bi du dañ di ma jege si ay naafila ba ma nekk ko ndeysaan su mu ko nekkee nekk ay noppam yu muy dégg nekk làmbinam bu muy waxee nekk bëtam yu muy gisee nekk tànkam yu muy doxee ñun suñu sëriñ si baax si foofu lañ egg suñu borom dañu dem ba nga xam ne lépp lu ñuy def rek suñu borom la wallahi wante ku mel ni man nga xam ne àlluwaam eggul fenn soo si naan da nga si jéem a roy da ngay sànq sa bopp moo tax da ngay yem si li nga xam ne mooy que moom nga mën a liir wallahi tu vois mais malheureusement ñun nag dañuy naan dañuy jéem a kii état bi dañuy tëb état bi bëgg yow sëriñ si nga xam ne yow ba ngay nelaw moom mi ngi toog di jaamu suñu borom ba ngay dem mu jaral alalu àdduna pour nga rey nit wala yu demee noonu moom mi ngi ko jaral bépp bu muy lekk muy xool diggante moom boromam ndax sell na ndeysaan seen taalibe suñu leen di liggéey sa heure julli jot su fekkee ni que dañ continuer dañ naan leen tes leen li ngeen doon wallahi comprendre c'est-à-dire njàngat la te puis loolu lañu war a xentu loolu mooy tax tamit suñu société mën a baax parce que nag si njub rek lañ mën a dox dëgg société bi baax wallahi lu dul loolu société bi du dox de comprendre nga su dul loolu société bi du dox donc yàlla ñu yàlla dimbali amiin yaa rabbal aalamiin taas ñu si seen i barke comme ni ñu koy waxee amiin si jëf yi ñu nekkoon yàlla dimbali ñun ñu jëm ko roy mënuñu ko nag mais nag yàlla fayal ñu leen waaw di jëm si essai yi beneen kii bi tamit li nga wax naan affaire waa ji ki ndaw si gaañu ñu naan géwél la waaw loolu day delloo dëkk ginnaaw ñoom seen dëkk boobu est-ce que fan lañ toj xam nga c'est que non c'est que gis nga kaay ma xamal ne benn affaire njabar lépp lu ñuy malheureux Sénégal daw dee la rek ak daw ñàkk wallaay wax nga dëgg ñu naan la soo defee li kiiwul dee rek lañ te ñun ñoo gën a ñàkk te sax jot nit ñi di dee ak daw ñàkk wax nga dëgg de kese naan dëkk bi day dellu yéen dëkk bi la fa am nañ dem xool foofu ndax est-ce que R+2 am na fa boo demee amu fa de kon sax danañ seetaan sax télé yi xam ne yi war nañ koo weesu waaw non c'est que c'est n'importe comment dëkk nag su demee loolu nag gis nga lii benn côté lii mooy rôle du sëriñ si nag si loolu la ñu war a génne si nit ñi si lii xamal leen dañu war a génn si aada génn si bida li ñuy wax yëpp aada kese la du alxuraan du sunna nañ ko bàyyi ñu dem ba gëm ni lépp luy am suñu borom la lépp ku lay may suñu borom la ku lay xañ suñu borom la su fekkee da nga foog ni que Njawar Jóob moo lay may wala moo lay xañ yàlla da lay bàyyi moom wallaay mu lay tukaloloo mooy lan si seen yooyu ñuy def suñ fi suulee géwél dëkk bi la kii gis nga loolu yàlla da leen si nattu ñu suul fa géwél su nawet jotoon dootul taw parce que def nañ ko seen bopp parce que loolu la ñu gëm yàlla bàyyi leen ak loolu donc vraiment loolu moom musiba la te foogoon naan sax man ba ma gisee info bi sax pour man non dama juum parce que tey ak fu àdduna bi toll waaw ba pare yooyu pratique ndekete mi ngi xew Sénégal ça veut dire que ñun ndekete génn guñ si ñun Sénégal ndekete ñun chemin bi des na quoi chemin bi des na donc te Ilimane gis nga buñu leen di woon jabaru tubaab duñu wax dara famille yi wax ay affaire sang royal yooyu yëpp di xàjj ak seen boo leen indilee benn tubaab buy taxawaalu foofu ca bopp koñ bi duñu wax dara mais gis nga ku takk tubaab wala tubaab takk ko ba ñuy witt naan ndax moom si ban xeet la bokk dañu naan rek tuubal nañ ko waaw tuubal nañ ko rek ñoom daal suñ ko tuubalee rek nekk na gor nekk na gar léegi nag yow nag sa mbokku jullit boo xam ne yéenay jullandoo si jàkka ji yéenay defandoo lépp ñu naan waaw moom ban xeet la bokk moom ban kii la ñu ne moom day dafa taq de lu mu taq mel ni xoolal dañuy wax ne dafa taq waaw mel ni ay ginnaaw kër nga taq des fois ñu am ñoo xam sax dañu naan leen xaw ma benn loxo xaw ma benn lam mooy koo xam ne peut-être dañu naan yaay ji géer la papa ji lële la et puis yàlla ne
te yàlla moo wax ci alquran ne inna akramakum indallahi atqakum mu ne wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu maa leen def ay peuple ak ay xeet ndax ngeen xamante inna akramakum nag ku gën seen indallahi ci yàlla atqakum mooy ku gën a ragal yàlla donc nag loolu la nit ñi war a xam sëriñ si tamit ci loolu parce que quand je dis sëriñ si mooy que ñoo xam ne def nañ ko waay sëriñ si ñoom gëmuñu yooyu xanaa xamoo yenn marabu yi ngay dégg fii nii am na ci ñoo xam ne seen yaay ci kaste yooyu la ñu bokk mais bien sûr non mais c'est non c'est que non dama bëgg a wax ni xam nga tamit des fois yenn fait majeur yu mel ni su amee dafa baax tamit une voix autorisée waaw gën wax si parce que xam nga tamit lii biaise affaire bi des fois ñu naan les droits de l'homme ñoo siy wax te xam nga ñooñu seeni mbir jarul la sori parce que ñoom des fois ñu défendre fi ay góor jigéen wallaay kon te et puis wante koo xam ne mooy voix autorisée mooy que sëriñ boo xam ne wala nitu diine boo xam ne xammee nañ si moom njub mu jël wax si benn canal boo xam ne ñëpp dinañ dégg wax ji te dina toucher tamit ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo dëkk foofu dëgg la comprendre wax ko d'une manière boo xam ne les gens vont comprendre xam ni si li ñu nekk si ay caaxaan la ku fi jaamul suñu borom perte nga wax kesal te jàpp ne nit ki ak gën tontu bi mi ngi si alxuraan yàlla nee na ku gën ci yéen mooy inna akramakum indallahi atqakum kon nag su fekkee ni nag léegi nag xoolal ndax yow njawar ku gën a mën a maandu ku gën a mën a fegu ku gën a kii loolu kese la leneen loolu nag moom ay caaxaan la maa ngi jéggalu nag su fekkee wax dëng na wax na moom sa contribution boobu macha allah te vraiment su fekkee tamit tooñ naa tamit nañ ma jéggal na la yàlla fay wa ma uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilaykum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf mbokk yi xam naa foofu la ñuy ñëw yamale fi waxtaan wi tey incha allah bu suba ngeen resté nag ak sunu programme yi ma leen di yëgal rek ne leen bu ngeen yeewootee suba incha allah te ngeen nekk Sénégal koj leen seen rajo ngeen koj sunu kër matin am na ay waxtaan yu am solo man damay yaakaar ne sax ci info autrement laa nekk info autrement plus ndax daa gën a riche mën ngeen fa jàngee lu bari ay waxtaan ay sujet yu am solo bu ko defee sax ngeen woote participer ci waaw di gërëm Elimane ak équipe am bi Cheikh Tidiane Dansokho ak Ndeye Marie Dabo dañ ciy def waxtaan yu am njariñ di interpréter l'information vraiment du vrai journalisme xam-xam dëgg waaw faaw ma yëgal leen ko nag ngeen aussi xam ne programme yu bees tàmbali na te lépp lu ñuy def ñun day am jàngale daal day am jàngale man loolu laa gis ci journalisme waaw fii laa xamee journaliste li mu war a liggéey ci peuple moo tax ma leen koy waxtaaneel journaliste dafa am comme écrivain la bu bindulee bu ŋaaŋee rek war nañ cee jàng du wax pour diviser de du bind it ngir tasaare ay nit di leen jaxase wala ngay défendre l'indéfendable journaliste du ko def du rôlam waaw du rôlam day protéger réew day boole réew day boole nit ñi ñu nekk benn day xeex ay intérêt yoo xamante ne nit ñi ñoo ciy jariñoo loolu mooy rôlam te loolu bokk na ci waxtaane les sujets tabous télécharger leen application bi maa ngi liggéey sax ci application bu bees application rajo bi bu bees maa ngi ciy liggéey yàlla nañ ci yàlla mottali lépp rek mat ko defee bu ngeen rechercher rajo sunu kër rek gis application bu bees bi mais pour l'instant mën ngeen télécharger rajo sunu kër FM noonu la application bi tudd ngeen télécharger ko di koy déglu mais aussi dimbali ñu leen ci rek ci partager ko ak ñeneen ñu xam rajo bi ñu ngi def journal di wax li xew ci réew mi di focus aussi ci li xew ci Kaolack muy gox boobu nga xamante ne fa la ñu am opportunité ubbi ko fa bu ñu yàlla dimbalee ñu amaat yeneen correspondant ci yeneeni gox di leen ñaan bu ngeen xamee ay nit ñu ngeen ñu mën a booleel ngeen boole ñu ak ñoom on va faire vraiment de la rajo de la vraie rajo amul parloo intérêt réew mi rek yàlla nañu ci bàyyi te yàlla jàppale ñu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne nag yaa ngi doon dégg fi loo xam ne neexu la ñu ngi lay baalu àq ku fi déglu lu lay jariñ nga implémenté ko rek
mooy maanaam liggéey ci ay yoon yoo xamante ne day sax nit ñi jariñu ci bu ko defee Sénégal rek moo ci jariñu daal di leen souhaiter une bonne fin d'année suba dinañ dajawaat incha allah mu doon la dernière émission de l'année bu ko yàlla dogalee waaw waaye anticiper naa remercier ñëpp rek parce que on ne sait jamais suba luy xew moo tax ma remercier tey ci nuyoo bi ñëpp rek ñoo xamante ni ñu ngi doon liggéey ak ñun dañu jàppale vraiment di gërëm bu baax a baax Babacar Diop Bichba ak soxna Gagne Siri waaw ñooñ tamit bokk nañ ci ñi nga xam ne dama leen a war a gërëm bu baax a baax ndax ci liggéey bu rafet bu ñuy def surtout sama rakk jooju Babacar Diop nga xam ne sentinelle la ci rajo bi ni muy doxee waaw des fois ay erreur technique moo koy gis ay faay moo koy gis tel koo wax ñu mën koo réparer donc moom it ñu ngi koy gërëm bu baax a baax maa ngi gërëm ñëpp daal ñëpp ku ma fàtte rek xamal ne jiital naa la ci nuyoo bi ndax xel day fàtte leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot leen jox rendez-vous incha allah suba jërë ngeen jëf. Sunuker FM seeni kër laa sama gaañi dégloo ci Sunuker FM sunu rajo laa autrement du fenn fu dul fii si sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu dañu nekk ñu si leneen. c'est vraiment kii ñu ngi wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek moo ko xam. ne kenn xam ko pour suba dor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii ñoo fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak nga jox ko lii. ne kor yi nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox fukk bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu mel. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu.
ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur mu ne ko président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon kon loolu day wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam